asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ki ñu doon xaar yegsi na ñu mën a daal di door waxtaan bi ñu ànd ba tey ak Val d'Afrique Ordre des médecins ak Sud FM ci suñu émission allo docteur tey ji talaata yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2020 di dalal kon docteur Boly Diop docteur Diop ñu ngi lay nuyu. soxna Ndeye Khady ñu ngi lay fay di nuyu auditeuru Sud FM. ñu ngi lay fay ñun itam. nga di chef division surveillance ak riposte ca ministère de la santé ak action sociale li ñu fas yéene waxtaane tey di mbirum coronavirus bu ñu ci jógee itam laal tuuti wàllu wàccu ak biir bu daw yu ñu xaw a nemmeeku ci xaleel yi fan yi ñu génn nii li ñu njëkkee kon docteur mooy lan mooy coronavirus ak lan moo koy indi. jërëjëf soxna Ndeye Khady ñu ngi leen di remercier vraiment ci invitation bi. mu nekk pour ñun ministère de la santé benn opportunité pour ñu wax ak askan bi ci feebar boobu xew te muy xewee ba Chine mais xam nga léegi dañu nekk ci lu ñuy wax benn village planétaire lu xew Chine mun na xew Sénégal moo tax ci loolu ci lu ñuy wax cadre règlement sanitaire international waaw OMS dafa laaj dëkk yëpp ñu jël seen matuwaay renforce li ñuy def pour xeex ak boobu feebar bu ñu wax nag coronavirus feebar bu nga xam ni la dafa ëmb lu bëri. su ma koy misaal su ma koy mandargaal day mel ni sibiru. xeetu sibiru wala xeetu grippe. mandarga yi noonu la ci kaw ni ko buy ñëw ci nit ki yaram bu tàng lay tàmbale. boole kook yenn soit mu am jafe-jafe nooyi wala muy sëqat wala pour bi di metti mais loolu taxul ñu ne moom la. parce que feebar yoo xam ne la dañoo bëri te niroo il faut que nga dem laboratoire yóbbu analyse yi pour laboratoire wax moom la wala déet. donc may dalal xelu nit ñi ni yooyu bu amee ci yow te du loolu mooy coronavirus dañu nekk ci contexte bu ñuy wax épidémie donc loolu day nekk ci yow mu ànd ak leneen beneen condition mooy lan mooy nga jóge ci bërëb bu nga xam ni épidémie dafa nekk. wala nga nekkoon ak contact koo xam ni dafa jóge ci boobu bërëb. donc ñaari conditions yi bu réunir dañuy njort ni moom la. mais tant que jëluñu prélèvement yi analyser ko laboratoire pour wax lan la. duñu wax parce que dafa méngoog lu bëri. te tamit di préciser ni coronavirus bëri na ay xeet mais dafa am ñaaroo xam ni ñoom ñooy mun a indi feebar bu jéggi dayoo. ba mun a indi épidémie. waaw. te bi xew ni ci la bokk. waaw bi xew ni ci la bokk mu ngi tàmbalee Chine depuis le mois de décembre. d'accord lan moo koy indi. li koy indi doomu jàngoro bu ñuy wax virus la xam nga bu ñuy xool doomu jàngoro yi ñu ngi nekk ak nit mais yenn saay day indi feebar. virus dina indi feebar bactérie dina indi feebar parasite dina indi feebar champignon dina indi feebar. mais bii bu ñuy wax feebar nga xam ne virus moom moo koy indi. te feebar yi virus indi bëri na donc mooy li ma wax rek am na yoo nga xam ni dañ fi nekk ak ñun garaawul mais ci ñoom nag am na yu mel ni coronavirus wala Ebola yoo nga xam ni bu ñëwee dafay nekk lu garaaw foog en tout cas matuwaay yi gën a am solo pour ñu xeex ko. wàllante bi naka lay doxee ci diggante. waaw bii nag bu ñuy koy xayma di xool mun nañu wax ni lu ñuy wax. zoonose la maanaam feebar buy jóge d'abord ci mala la ñëw ci nit loolu la ñuy wax zoonose. wante tamit su nekkee ci nit tamit mun na am wante nit ak nit. loolu nag par lu ñuy wax par voie aérienne la wala par voie respiratoire maanaam nit ki am feebar bi sëqët n'est-ce pas ñi mu nekkal mu wàll leen wala ñi koy faj mu wàll leen waaw noonu la ñëwee donc bu ñuy xool xayma ñaari pàcc la mën na te faw mu jóge ci malo bi ñëw ci nit ki loolu foog mu am pour ñu wax ko boo xoolee Chine foofu lay commencer mais ginnaaw mu ngi nekk ci nit ñi tamit mun na am nit ak nit di ko wàlle ba léegi tamit bàyyi ma tamit dafay ko ne di wàll nit d'accord bilan bi fan la toll fu ñu toll nii bilan bi fu mu toll nii en tout cas ci booy xool Chine chaque jour chiffres yi ñu ngi yokku waaw ñu ngi yokku loolu tamit lu am solo parce que épidémie bu amee saa su ne dañuy war a xoolaat chiffres yi vérifier ko ñun nag ci wàllu wér-gu-yaram bu ñuy xool xayma chiffres yi dafa am ñoo nga xam ni ñoo ko yellool
parce que da ngay gis ci réseaux sociaux yi ñu bëri ñuy avancer ay chiffres mais am am na site officiel bu nga xam ni dëkk yëpp ñu ngi ci OMS moo koy joxe te Chine dafay partager régulièrement données donc chaque jour dafay évoluer comme feebar bu nga xam ni la ci air bi lay wàllante donc dafa nekk xam ni lu yomb moo tax chaque jour chiffre yi dafay yokk. amaguñ ci lim bu ngeen mën a téye nii ne lii la nangam de cas lii moo ci. bu ma la waxee léegi lim bi fekk ñaari ay waxtu. mën na yokk lim bi waaw day yokk. d'accord day yokk. leneen li ñu bëgg waxtaanee itam mu di duñu wax sax ne xëy na egg na fii coronavirus egg mais ay cas la yu ñu doon nemmeeku fan yii yëpp ci wàllu biir bu daw ak wàccu ci xale yi en général lan moo ko yombal. wàccu biir bu daw ci xale yi booy xool ñun dañu. teg ci Sénégal te tam dëkk yu bëri dañ koy def lu ñuy wax système de surveillance ayu bés bu nekk dañuy jël bépp jàngoro boo nga xam ni am na potentiel épidémique dañ koy notifier ñu xam lim bi ñaata la fu mu nekk nii biiru daw yi yokku na ak wàcc bi mais boo ko méngaleeg ay ñu génn parce que loolu mooy njëriñu nga am ay chiffres boo ko méngaleeg ci weer wi ñu toll nii ak ñetti at yi passé da ngay xool ni lu normal la mais boo ko méngaleeg weer bi ñu génn nii loolu dafa yokk loolu nag loolu mooy njëriñu am ay chiffres di ko utiliser ci wàllu boobu bu période bi waajee ñëw dañuy waajal di def ay message de sensibilisation pour wax ni askan bi kat jamono bi ñu nekk nii wala bii di ñëw biiru daw yi dina bëri ci xale yi donc nañu jël suñu ay matuwaay ba gën a renforcer gën a ñoŋal lu ñuy wax les mesures élémentaires d'hygiène de base maanaam raxas loxo ci lu ñuy wax moment critique gi say boo génnee kër gi dugaat say boo génnee wanag dugaat balaa ngay lekk loolu yëpp da nga war a di raxas loxo pour mun a en tout cas bañ a am yooyu biir buy daw tamit yokk tamit balaa ngay lekk ñam bu nga xam ni kenn du ko togg maanaam yenn qualité yi nga toxal ci tuuti ndox eau de Javel pour mun a en tout cas rey doomu jàngoro yi nekk ci yooyu ñam balaa ngay lekk mais bu ñuy xool données yi lu normal la parce que période bi ñu boo jël ñetti at yi ñu génn ci ginnaaw da ngay xool ni chiffres yi amul presque benn différence. D'accord kon li leen koy jox en général ci li ñu lekk lay jóge. xam nga dafa am jàngoro yu bëri dañuy ànd ak climat bi boo xoolee sibiru bu ñuy xool bu taw bi tàmbalee lay tàmbali li ñëw lu tax parce que conditions yi pour doomu jàngoro bi nekk fii ak ñu wàlle ko dafi nekk li ñuy def rek moom mooy jël suñu matuwaay ba du bëri te mbir bi dawee tamit noonu la booy xool li ñuy wax maanaam écologie bi ñuy maanaam environnement virus yi climat bi ñu nekk nii dafa propice pour seeni ay développement donc ñun ñoo war a renforcer suñu ay matuwaay jéem a def lu nga xam ne dina wàññi bu baax a baax virus yi pour yooyu feebar wu wàññeeku mais dafa nekk en tout cas loo xam ni dafa méngoog en tout cas jamono li gën am solo rek mooy li ñuy wax saa su ne bu ñu amee lu mel noonu dañuy def lu ñuy wax ay investigation def ay analyse xool yan doomu jàngoro moom moo nekk ci yooyu biir buy daw et bu ñuy xool ba li ko lu ëpp en tout cas ay virus moom moo koy joxe. D'accord kon ñu wax ne ñi ngi ubbi antenne bi léegi ci 33 825 18 30 tey ñi ngi ànd ak docteur Boly Diop di chef division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ak action sociale tey ñi ngi wax ci wàllu coronavirus bi ak disposition yi nga xamante ne nguur gi jël na ko dinañu ci ñëw ci biir émission bi dégg ngeen ko lim ci expliqué ci fi muy jógee ak ni ñu koy wàllante waaye itam wàllu biir bu daw ak wàccu ci xale yi ak période bi ñu toll nii muy période bu mu méngool kon dañuy jël ci njëkk ci ligne bi asalaamaaleykum. ñu ngi sant bu baax sëriñ bi. ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. fooy wootee. maa ngi wootee Padois. Padois. waaw dama doon laajte rek ndax mën nañu ko faj wala. ndax mën nañu faj ko kon. am na saafara wala ñu wër ba tey wala. ci coronavirus bi. waaw. d'accord
dina la tontu incha allah kon ñi ngi nekkoon léegi Patte d'Oie ak suñu auditeur boobule ci 33 825 18 30 ñu xool kan moo ci topp laa jëm ci docteur Boli Diop asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. waaw ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar fooy wootee. man maa ngi wootee Guédiawaye. Guédiawaye. ay ci loo bëggoon laaj docteur Boli. waaw man dama bëggoon laaj docteur bi xeetu yooyu ñuy wax yi am noonu ay choléra ak yu mel noonu. souvent dañ koy faral di dégg comme ni ñu déggee woon Ebola ak yu mel noonu. ma bëggoon xam nag si tënk nan lañ ñu koy détaillé lan moo koy waral daal muy dégg am yu mel noonu. waaw loolu daal. d'accord jërëjëf ñu jóge kon Guédiawaye ak docteur Boli Diop di chef division bi toppatoo wàllu surveillance ak riposte ca ministère de la santé ak action sociale tey moom la ñu àndal wax ci wàllu coronavirus asalaamaaleykum. salaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. sant yàlla baax na Xadi man la Baara Cissé. Baara Cissé ñu ngi lay nuyu Baara. ñu ngi leen di fay ñu ngi nuyu sa unité boobu di. mi ngi lay fay bu baax. di ko jégal tardement bi. waaw merci. waaw yéen waxtaanee lu am solo muy feer boobu ñu xamante ne dañoo xam ne dafa xew te day wàlle. maanaam ñu bëgg a xam fexe maanaam nañ koy moytoo ba nga xamante ne du mën a ñëw ci yow daal. d'accord. léegi damaa bëggoon a laaj benn kii comme feebari biir bi daw boobu noonu. waaw. dama am sama ñaar doom yoo xamante ni kenn ki 4 ans la am commencé na koo dal waaye après léegi dama koy boobu hôpital. ku bind na ordonnance moom après bi ko naanee moom la daal di dañ. d'accord te keneen ki nag moom daanaka moom dafa toll ci maanaam ay 6 mois la ma ko waaye après bi ma waxee yaayam mi ngi ko daa wax ne moom day dëjël la wax day dëjël ma bëggoon a xam yan kii laa ci mën a jël ba am gën ci gën a am ci ay leeral daal. bëñ yi dafay feeñal. waaw day feeñal waaye génn ko daal loolu la yaayam wax yaram bi day tàng noonu. bi na ko benn sirop sax moom lañ naan noonu. d'accord dina la si wax lu mu xam waaw incha allah. merci beaucoup 33 825 18 30 suñu amaatee kenn xam naa dañuy taxaw bàyyi docteur Boli tontu ñu daal di ubbiwaat antenne bi tey ñu ngi ci coronavirus ak wàccoog biir bu daw ci xale yi mu di ñaari mbir loo yoo xamante ni nekk nañu actualité ñu war ci mën a wax mën a leexalal askan wi naka la ñu ciy taxawee ak lan moo indi loolu lépp. loolu tax ñu dalal fi docteur Boli Diop jóge ministère de la santé asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si na nga def. ñu ngi sant bu baax sëriñ bi foo ñuy woowee. maa ngi wootee Dakar. ñu ngi lay déglu. man daa amoon sama benn xale dum juddoo yàgg 3 mois yi daal manqué na. waaw. waaye li muy dem cabinet daal daa néew lool daanaka yenn saa yi dana mat 10 jours. ma xool ba xam ba du ko wàññi dara wala lan. d'accord. waaw moom daal li muy dem tuus daal yenn saa yi dana am semaine wala 10 jours. su cabinet def dara dana tuur ndox nag moom. d'accord. baax na. jërëjëf kon ñu daal di taxaw tuuti Assane su fekkee amul ku rëcc ñu bàyyi docteur Boli Diop mu daal di tontu docteur ñu ngi njëkkee Patte d'Oie ki ñu foo woowee li mu bëgg a xam mooy coronavirus bi ndax mën nañu ko faj bu mu weex loolu mooy laaj. waaw ñu ngi koy remercier di ci laaj bi mu laaj. di wax ni coronavirus feebar bu ñuy faj mu wér la. li ñu koy waxee ci suñu kàllaama. amul garab boo nga xam ne pour le moment dafay attaquer virus yi mu rey ko mu dee. mais dañ koy jël faj ko jox ko ay xeetu médicaments yoo xam ni dina seddal yaram bi dina wàññi metti di bu fekkee dafa am ay jafe-jafe nooy ñu jël ko en charge en tout cas mun nañ ko faj ba mu wér dem ñibbi këram. lii garaaw ci yooyu feebar rek mooy bu amee détresse respiratoire. problème mu noyyi bi. bu amul assistance ventilation mun na ko fangal. mais lu ko mooy loolu wala tamit bu am lu ñuy wax ay défaillance viscérale mais lu mooy loolu feebar boo xam ne bu ñu mun a faj la mu wér la. loolu tamit nit ñi dañ ko war a comprendre pour ñu en tout cas gën a mën a adhérer loolu te tamit fii tam Sénégal am nañ vraiment ay compétences yu nga xam ni. mun nañ faj mu wér donc loolu moo tax en tout cas ci mesures yu ñu jël. ciblé nañu ay hôpitaux yoo xam ni nit bu ko amee ak système bi ñu mettre en place fii ak fii la war a dem loolu mu ngi ci en tout cas mesures yu ñu jël. d'accord Guédiawaye moom nee na coronavirus Ebola lu ñuy faral di dégg la yenn saa yi nee na lan moo tax xeet yooyu di yenn saa yi rek di apparaître. li ko waral bëri na.
am na ñu bëri ñuy wax ni déjà nit ñi ñoom ñooy perturber maanaam alam bi parce que léegi booy xool àll yu bëri nit ñi dañuy dem di ci dëkk donc te am na ay mala yu fa nekkoon am ay jàngoro yoo xam ne ñu ngi ci ñoom tant que mu ngi ci mala yi duñu feebar mala yi mais bu ñu xasee ba génn ci mala yi ñu nit dafay am feebar donc loolu am na ñu ko wax beneen tamit lu ñu wax tamit mooy changement climatique bi tamit dafa indi tamit ay changement tamit ci xeetu jàngoro yi nu ñuy dundee. loolu tamit benn la tamit luy expliquer pourquoi yooyu feebar di ñëw. ñetteel tamit lu ko expliquer des fois lu ñuy wax nit ki di lekkee lu muy lekk. parce que wax nañ ko lu bari muy Ebola muy coronavirus. booy xool mu ngi jógee ci mala ñëw ci nit bu fekkee ni ñuy defaree ñam yi àndul ak ñu toppatoo leen baax ba rey virus yu nekk seen biir mun na indi walla diggante mala beeg ak nit bi donc yooyu daal ci xayma mooy luy mun a expliquer lu tax yooyu léegi feebar yooyu gën a en tout cas gën a bëri. Bara Cissé Italie ndax mën nañ ko moytu ñun individuellement ku ci nekk la nga wax. waaw loolu tamit dafa am solo te ay message yu ministère bi di yónnee ci askan bi la. bi njëkk moom mooy lépp lu ñu doon def lu ñuy wax mesure de prévention ñu renforcer ko wax naa ko ci njëlbeeni wax duñ ko fulaal mais lu am solo la. le fait nga raxas sa loxo ndox ak saa ba mu set wala yenn gel yi. wala nit ki bu feebaree di sëqat buy sëqat mu bañ a sëqat ci air bi mais mu teg ci kanamam mouchoir ak ci loxoom wala mu sëqat ci conc bi mu ànd ak rukku conc bi bu ànd ak yëre yi pour mu bañ a permettre virus bi law ci air bi donc yooyu ay tamit ay mesures yoo xam ni buñ ko jëlee dinañu wàññi propagation feebar bi donc te yooyu mesure nekkul rek day appliqué ci coronavirus même booy xool bépp de manière générale bépp feebar boo xam ne dafay walante ci ngelaw yooyu mesure lañu war a jël tamit yeneen mesure ñu war a appliqué mooy sànq li mu wax ñam yi tamit di ko togg mu ñor am na solo parce que gis nañ ni am na lënkale entre nga togg ñam mu bañ a ñor ak feebar yi di ñëw donc tamit togg ñam yi bu ñor tamit lañu am solo ak tamit bu fekkee da ngay lekk ñam yoo xam ne duñ ko togg au moins nga mun ko dugal ci ndox bu am eau de javel dosé ko bu baax ba en tout cas doomu jàngoro yooyu daal mooy mesure de prévention yi ñu xam ni écrit nañ ko tamit bi tamit li gën a am solo tamit nit bu amee lu mu yëg ci yaramam mu teel dem kër docteur loolu tam mesure de prévention bu am solo la parce que loolu tamit jàngoro yi dañ ko wane plus nit ki mu ngi teel a dem kër docteur ñu teel a gis jàngoroom faj bi dafay gën a mucc ayib. d'accord laajaale na aussi ci wàllu biir bu daw ak wàccu yi ci xale yi. daloon na doom bu am 4 ans fan yële ñu yóbbu ko hôpital traité mais xale bi am 6 mois defe naa moo dese. mais kooku def na dafay feeñal àndaale ak fièvre. waaw loolu ñaari cas de figure la wax. kenn ki am 4 ans ak kenn ki am 6 mois. ku am 4 ans bi nee na garab yi faj na ko alhamdulilah. di wax ni rek biir bu daw moom faj bi. dañ ko codifié boo demee ci fi gën a sori kër docteur buñ ne xale biir bi day daw amul signe de gravité li ñuy wax traitement bi dafa war a simple maanaam SRO la ak zinc loolu vraiment luñ ko war a appliquer maintenant est-ce que xale bi am 6 mois day feeñal wala déet loolu lépp lu ci mën a am biir bi daw moom buñ ñëwee jël SRO ak zinc bu fekkee da nga ko jox ay fan tanewul demal ci docteur ñu évaluer xool parce que tamit loolu moom moo gën a am solo balaa mu koy indil. SRO bi soo leen ko mënee faram-fàcceel bu ñu waaw bu ñuy wax SRO mooy benn genre ndox la bu nga xam ni dafa am ci biir liñ ko tëralee. am na xorom am na suukar am na ay kumpa ñu xam ni day permettre xale bi bu biir bu dawee wala mu wàccu li muy perdre ci ferñeent yi. boobu ndox remplacer ko. zinc bi tamit zinc la mais du lañuy comprimé wala sirop zinc la. su ko tamit jëlee tamit dafay yokku
défense su xale bi tamit wàññi li biir bi waroon daw wala wocc donc moo tax souvent ñaar yooyu la ñuy associé pour faj biir yu daw ci xale yi comme ni mu ko waxee lu bëri ci biir yu daw xale yi virus moo ko joxe et ci loolu damay rappeler ni Sénégal dugal na ci programme de vaccination li ñuy wax vaccin contre rotavirus bi ñu defoon xayma yi et loolu tamit la ñuy si profito xayma yi ñu defoon xale yu bëri seen weeru njëkk yi seen biir bi daw benn virus moo ko jox muy rotavirus léegi nag bi ñu demee ba Sénégal dugal en tout cas vaccin boobu ci programme bi gis nañu am na solo lool tamit am na jeexital tamit ci biir bu daw xale parce que ñun comme ni ma la waxee chaque semaine rek dañuy xool ci Sénégal yëpp ñaata xale yu amagul juróomi at la seen biir daw wala ñuy wëcc. d'accord Dakar la ñuy mujjee ak moom tam bébé bi nga xamante ne amagul ñetti weer mu seetlu ne xale bi du dem ginnaaw kër lu bare dafay constipé lu toll yenn saa yi ci semaine jëm fukki fan loolu moo ko jaaxal. waaw loolu war nañ xool bu baax déjà ñetti weer la am bu ñuy xool di xayma kooku warul jël benn ñam lu dul weeru yaayam. waaw kese. parce que dañ ne allaitement exclusif ba 6 mois. donc lu ñu njëkk xayma mooy est-ce que yaay ji mu ngi koy nàmpal. bu baax est-ce que amul yeneen xeetu ñam yu mu koy jox yoo nga xam ni day indi seere. loolu la ñuy njëkk xool bu fekkee am na ñu corriger ko. bu amul nag ñu xool lan moo indi biir bi seere bi parce que tamit am na feebar yu bëri yoo nga xam ni du ma ne garaaw na day indi lu ñuy wax seere ci xale bi tam dañuy laaj parce que 3 mois war na dem lu bëri li ñuy laaj est-ce que seere boobu dafa nekk ginnaaw kër buy gën day wow wala du wow donc yooyu am na lu ñu koy laaj pour am une orientation xam lan la parce que bu fekkee dafay seere te ginnaaw kër yi wawul deful dara mun nañ njortu ni ci liy dugg ni muy lekkee la mais bu fekkee seere bu dafa ànd ak ginnaaw kër yu wow yu dëgër yu bëri mun nañ am xel ñaar ni que butit yi ni muy indee ginnaaw kër yi mooy yéex donc loolu yëpp ay lu ñu war a gëstu la li am solo rek mooy buñ ci jaaxlee ba jaaxle li ñu leen jox conseil moo ñu dem seeti pédiatre pour mu xool laaj loolu yëpp lekkinu yaay ji du ci joué yenn saa yi lekkinu yaay ji du ci joué loolu ñun ñoo koy wax mais waaw borom moom defar na yaramu yaay ji ba lépp lu mu lekk daal buy ñëw soow dina fekk soow boobu jóge ci wen bi moom moo gën ci xale bi te amul lu koy gàllankoor. d'accord kon liste bi jeex na ñu daal di ubbiwaat antenne bi ci 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak docteur Boly Diop di chef division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ak action sociale ñu ngi ci wàllu coronavirus bi ak biir bu daw wàccu ci xale yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi na nga def. Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. Mouhamed Thiam Malicounda ñu ngi lay nuyu Mouhamed. maa ngi leen di fay. di wax docteur Diop boobu xanaa njogonal moo ko tardeel si yoon bi. déedéet boobu ndax it war nga ko wax dara. non du ma wax dara. lu am solo la doon lijjanti moo tax. ñu koy nuyu bu baax jégal nañ ko. ñu koy fay waaw macha allah jégal nañ ko. waaw parce que émission bi moom laa muy commencé 6 heures laay taal rajo bi branché ko yëpp toog di xaar. jërëjëf ci waaw moo tax soo amee retard rek dañuy jaaxle. jërëjëf waaw léegi dañu leen wax ci coronavirus boobu. waaw jóge Chine. mais ñun tamit depuis 3 ans. te am nañu grippe buy am Sénégal dafay correspond toujours ak bu waa Màkk yi di ñibbisi. grippe boo xam ne structure de santé yi foo jëm dañ lay fekk mu fees dell ñëpp ay grippé muy xale muy ndaw loolu tamit service de santé yi war nañ see wax. ba xam lu koy indi tamit allo. waaw ñu ngi dégg. waaw ba xam lu koy indi mën ko faj ak yooyu daal. d'accord. waaw man daal côté boobu parce que depuis 3 ans moo dafay am benn épidémie grippe bu rëy bu am Sénégal. d'accord waaw bu la dalee boo demee structure de santé ngay fekk mu fees dell ñëpp ñu la. ñenn ñi dañ leen di perfusé ñenn ñi day garaaw ñenn ñi 7 fan à 6 jours ñenn ñi nag mën naa continuer nekk feebar metti daal. d'accord jërëjëf merci wax. maa ngi leen di gërëm di leen sant yàlla fay te suñu auditeurs yëpp nañuy jënd Paxivalda nag. d'accord. di gërëm l'ordre des médecins. des médecins jërëjëf. ak jërëjëf Mouhamed Thiam Malicounda Mbour 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique. ñu fàttali ko mooy suñu sponsor traditionnel moo leen di may émission bi saa su ne 19h ba 20h30 ñu ànd ci itam ak ordre des médecins asalaamaaleykum.
waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. ñu sant bu baax. nga ñuy woowee fan. maa ngi wootee Medina. Medina. ok waaw. ayca ñu ngi lay dégg. noonu laaj feebar bi maanaam noonu koy waxee ci olof. nu ñuy waxee feebar bi ci olof. waaw. waa dina wax ndax am na turu olofam déet. waaw. loolu rek nga bëggoon laaj. waaw rek laa bëggoon laaj waaw. merci beaucoup 33 825 18 30 ñu ngi woon Medina ñu xool ko ci topp ak préoccupation am asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. foo ñuy woowee. El Hadj Touré. El Hadj Touré waaw El Hadj ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Adja maa ngi nuyu invité boobu. mi ngi lay fay. bu baax a tontu lii. di rafetlu émission bi. waaw di joxal Volta Afrique. ma digal nit ñi rek ñu jënd Volta Afrique même ku mënul jënd sax boo tax ma xam ne moom mu joxal. incha allah rek. incha allah moo ñu gunge ci suñu émission bi donc bu ñu daan ko ñu jënd Volta Afrique. bon man dama doon docteur mooy ñaari yi comme ça ñaari kii li am mooy li xew Chine feebar boobu ak Ebola bo lan mooy différence bi xam naa ne moom li ñuy garaaw moom sorante wuñ loolu maa ngi laaj différence bi. ak biir buy daw nga xam ne day dal xale yi encore bon lu ci ëpp ci banlieue bi la lan moo ko waral ndax taataa ndox mi nekk foofu wala ndox bu ñuy naan dama bëgg daal comme ça moo kii parce que man dama ko xool parce que man dama am sama mbokk yi bale macha allah ñu ngi ci banlieue bi dama seetlu comme ça bu ma demee foofu rek damay fekk ay jàmbat yu mel noonu lan moo ko waral asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf El Hadj Touré doon ñu woowee Dakar Plateau ñu xool ku ci topp ak laajam jëm ci docteur Boli Diop amul kenn ki egsi ñu daal di tontu su fekkee amul ku ñëw Alioune Badara Socé kon ñu daal di dem si réponse yi wala egsi na asalaamaaleykum. waaw soxna si. sëriñ bi na nga def. naa def yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah fooy wootee. yaa ngi wootee Fass de Lorme. Fass de Lorme. waaw loo bëggoon laaj docteur Boli. waaw ginnaaw bu ñu rafetloo émission bi. merci. waaw ñu ngi laaj docteur bi affaire Ebola ak feebar boobu xew ci lan moo koy joxe dëgg man daal li may def mu ciy def attention pour ci kii muy affaire mala yi xaj yi ak golo yi ak muus yi moom ginnaaw yàlla lor rek mooy indi feebar yu bon yi nga xam ne kenn xamu ko woon xam daal bu mënee wax nit ñi ñuy bàyyi lekk yu bon yooyu xaj yeeg muus yeeg kañe yeeg ak yu demee yooyu yëpp doo ko nit ñi xam nga ne boo demee ci yenn réew yi moom yooyu moom dañ koy lekk feebar yooyu ci foofu rek nga ko mën a gisee muy xaj yeeg muus yeeg ak yeneen race yi nga xam ne kenn du ko lekk loolu rek moo koy waral mais ñu sensible ñu bàyyi lekk yooyu loolu rek moo koy waral waaye bu doon yem ci xar yeeg ak nag yeeg yooyu feebar yooyu daaw ci am lekk yi nga xam ne daanaka nit ñi amatoon frontière ci lekk yi lépp la ñuy lekk muy chinois yi muy ñeneen ñi ñag yeeg yooyu yëpp xeeti yooyu rek la ñuy lekk moo waral feebar yu bon yooyu rek waaye bu ñu doon yem ci xar yeeg nag yeeg ak kii mën naa am yooyu feebar amu fi woon bu jëkk. d'accord dina la ci tontu incha allah jërëjëf 33 825 18 30 ci coronavirus bi la ñu nekk ak biir bu daw ak wàccu ci xale yi andi ci ak chef division surveillance ak riposte ci ministère santé ak action sociale mu di docteur Boli Diop 19h ba 20h30 la ñuy def suñu émission ñu jël ko asalaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi delloo ziar fooy wootee. maa ngi wootee Jaksaaw. Jaksaaw. waaw kilomètre 16. d'accord kilomètre. waaw dama doon laaj arthrose est-ce que mën na koo faj arthrose. arthrose. waaw. waaw d'accord du ci thème bi mais bon su fekkee mën na la ci tontu dina la wax. incha allah jërëjëf 33 825 18 30 suñu jëlee kii ba pare dañuy daal di taxaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. sama soppe bi yow moom yal na yàlla fay li ngay liggéey. allahumma min. non ma sœur yow bu ma la jotee sama xol day sedd ba du ma xam sax lu ma lay wax. jërëjëf sëriñ bi. non yow boy yow da nga fort quoi parce que yow pour ñi ngay invité man ñoo ma gën a yéem ci yow quoi.
merci mille fois. merci beaucoup jërëjëf parce que booy fàttaliku man maa la doon woo nga invité woon femme boobu nekkoon Albert waaw yow ma lay expliqué sama tànku doom bi. waaw mais macha allah ndaw soosu moom it yal na ko yàlla fay. amiin. jël nañ ko en charge ñu ngi koy faj alhamdulilah kon. sama soxna nee na ma bu yegsee dañuy xëccoo xale bi. macha allah. mais soxna si yow foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu. allahumma amiin. soxna si yow yàlla na say sët. amiin nga jëriñoo seen barke. allahumma amiin mais ma soeur yaa ngi liggéey de nekkoo fi journaliste di mbelele la ci rajo yi. dañuy jéem rek sëñ bi dañuy essayer. yow non man jëluma sama crédit di wax li may wax damay wax te yàlla tax. xaw ma la xamoo ma mais da nga maa defal loo xam ne man fu ma toll rek bu ma jullee maa ngi lay ñaanal. yal na yàlla nangu ñaan ñu bokk. et puis du man rek ñi lay suivre bare na koo wax mu ne femme boobu moom président yow daf la war a amal njukkal yow. jërëjëf sëriñ bi sa njukkal bi sax moo ma gën a neex sa njukkal yow moo ma gën a neex. non soxna si macha allah. soxna si foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla. amiin. merci beaucoup Diack Sow la doon woote kon dañuy taxaw su fekkee amul ko rëcc Alioune Badara Sow ñu daal di tontu wala am na ko egsi ayca Mouhamed Thiam la ñuy àndal déjà docteur Boli. Malicounda la woote Mbour nee na coronavirus bi xam na ni tey ci la ñuy wax waaye moom li mu seetlu itam mooy ñetti at a ngi nii ci ginnaaw benn genre épidémie bu xaw a demee ni grippe loolu la ko tuddee nee na boo xamante ne daal dafa méngoo en général ak ñibbisi ñi nga xamante ne dañu aju woon Màkka lan moo koy indi ndax yéen itam am ngeen taxaw seetlu ci loolu. waaw am nañ ci taxaw seetlu bu baax a baax même booy xool ujaaji ba lañu dem Màkka ñu bëri si ñoom dañuy ñàkku. waaw pour def prévention grippe. donc loolu bu amul woon xëy na mbir mi dina gën a jéggi dayoo mais boobu prévention am na ci solo benn. ñaar bu ñu nekkee ak ñoom Màkka ujaaji dafa am un suivi te ci boobu suivi bokk na ci ñuy waxtaan ak ñoom pour ñu jël seen ay matuwaay pour bañ a en tout cas am feebar bi. xam nga tam Màkka ñoom seen bopp tam xam nga tam Màkka tam coono la. yenn saay coono bi bu ñu ñëwee ak coono bi seen yaram affaibliru virus yi mun na en tout cas daje waaw loolu yëpp mun na ko expliquer mais bu ñuy xool daal bu ñu def loon lu bëri maanaam balaa ñuy dem ñu ñàkku ñu leen di sensibiliser di wax ak ñoom di leen jox garab Màkka doon na gën a garaaw mais je pense que action yooyu yëpp ñoom ñu atténuer et loolu tamit dafay duggaat rek ci wàllu prévention ki feebar war na def en sorte que du wàll ñi ko wër mais tam ku feebarul tamit bu gis ko feebar tamit mun a jël ay matuwaayam pour ñu bañ ko wàll parce que ñoom ñaar leen boole mooy ni ñuy wàllantee parce que luy jaar ci ngelaw bi pour wàlle dafay gaaw pour photo wàlle tamit di wax kenn ki laaj différence entre Ebola coronavirus danger yi ci nekk waaw ñoom ñaar booy xool ñoom ñaar ñëpp ay xeetu virus moo leen di joxe mais virus yi bu ñu duggee ci yaram bi ni ñuy def bokkul. bokkuñu lu leen wutale El Hadj Touré moo ko waaw loolu bokkuñu moom. parce que gis nañ ni virus coronavirus bu duggee ci yaram bi dafay am tendance dem ci xëtëri fu ñu nekk. donc foofu lay am tendance alors que Ebola bu duggee ci yaram bi day am tendance bu génn loolu mooy indi booy xool nàcc yu bëri donc ñoom ñaar ay virus lañ. ci xëtëri coronavirus mais kay moom day bëgg a génn. day bëgg a génn. waaw day bëgg a génn moo tax booy xool. ñoom ñaar ay virus lañ mais nu ñuy agir ci yaram bi bokkul tamit mandarga yi bokkul mandarga yi tamit bokkul Ebola nu muy manifesté woo ak coronavirus nu muy manifesté woo bokkul di profito di tontu kii woote Medina Gueye fu mu nekk nii moom amaguñu tur bi ci wolof booy xool bu ñuy wax lu bëri turu tubaab bi la ñuy jëfandikoo bu ñuy bëggee simplifier ko dañ koy méngaleeg sibiru xam nga booy xool ci njëlbeenu waxtaan nee naa la mandarga yi dafay niru mandarga sibiru parce que niñ koy waxee feebar yu bëri yoo nga xam ni virus ñoo koy joxe presque dañoo bokk mandarga nee naa la nga dem laboratoire rek moom moo lay mun a tax nga wax ni bii la wala bële la donc loolu moom mooy seen différence léegi nag tamit je pense que am nañ ñu nga xam ni
seen wolof foor na bu baax bu ñu ci mënee aussi dimbali ñu jéem a xool naka lañ koy en tout cas waxee waccool mais lu mel ni en tout cas ay virus ñun ñu ngi koy wax le plus souvent ay dafa bokk ci xeetu doomu jàngoro El Hadj Touré laajte na ba tey wàllu biir bu daw ak wàccu yi ci xale nee na souvent daf koy gën a nemmeeku ci banlieue bu Dakar lan mooy tax ci zone yooyu mu fay gën a bari. waaw bu ñuy xool xëy na moom loo da ko nemmeeku ci banlieue bi nañ ko bàyyi lool parce que moom moo ko nemmeeku. mais bu ñuy xayma ni mu amee ci banlieue bi te noonu la amee ci ville parce que am na ñu bëri seen doom dañ koy yóbbu bu feebaree ci pédiatrie. mais li koy indi feebar bu daw moom li koy indi lu njëkk moom mooy ñàkk sàmmonteeg xeetu set. maanaam ci wàllu ni ngay nekkee ci wàllu lekk yi tamit ni ngay préparer lekk yi ci wàllu gaanuwaay ci wàllu ndox yi tamit fu muy jógee est-ce que ndoxu robinet la wala est-ce que ndoxu teen la loolu yëpp dafay tax en tout cas biir bu cet dafa nekk facteur boo xam ni dafa am solo ci ñëwu biir bi daw bi mais li am solo rek moom may waxo biir bi daw moom bu amee liñ ci ragal mooy mu loofal xale bi xale bi déjà xam nga dafa day néew doole moo tax sur le plus souvent comme ni nga ko waxee woon biir bu dawee moom rek am nañu li ñuy wax solution SRO solution de réhydratation orale ak tamit zinc vraiment lu mun na régler lu bëri ci wàllu biir bi daw mais nag buy jéggi dayoo nag loolu tamit dañ ciy wax nit ñi ñu mun a en tout cas dem xooli docteur yi leen gën a jege pour ñoom it ñu def seen liggéey pour feebar en tout cas mun fi jóge Fass Delorme nee na bëggoon na nga fàttali ko Ebola ak coronavirus bi lan moo koy indi mu wax ne aussi nit ñi nañu bàyyi xel ci yenn xeetu ndawal yi rawatina liy jóge ci animaux sauvages yi wax na ko luy demee ni ay kaña ay xàcc ak i muus parce que jàpp na ni moom yooyu rek mooy faral en général yi indi yenn xeetu feebar yu grave yi docteur. xam nga ñun duñu ànd ak moom ci loolu parce que am na yenn yoo xam ni dafa nekk ci ay waaso ci ay xeet boo ci duggee rek mun nga indi ay jafe-jafe mu ngi wax exemple di yenn bàyyi ma yu joxe feebar mais tamit maa ngi koy wax tamit li mu tudd xar ak nag am na feebar yoo xam ne ñoom it dañuy jóge ci ñoom ñëw ci nit loolu bokk na ci feebar ñun yu ñuy surveiller ayu bés bu nekk waaw même pas tuberculose mu ngi ci mais tamit am na yeneen tamit yeneen feebar yoo xam ni n'est-ce pas virus moo koy joxe lu mel ni lu ñuy wax fièvre de la vallée du Rift yooyu yëpp dafa nekk feebar yoo xam ni ci bàyyi ma yi lay jóge mooy yi ñuy yar ñëw ci ñun donc moo tax il faut que ñu foofu ñu nuancé li gën am solo rek mooy xool xam naka la feebar bi di jóge ci bàyyi ma yooyu ñëw ci nit mun a jël ay matuwaay ba du nekk defe naa loolu moom moo am solo ñu xool lu bëri booy xool xam nañ ni muy jóge ci bàyyi ma bi jóge ci nit ki léegi nag ñu jël matuwaay yu spécifique yoo xam ni buñ ko defee feebar bi du jóge ci bàyyi ma bi ñëw ci nit ki d'accord jagsaaw la ñuy mujjee kilomètre 16 génn na thème bi mais dafa bëgg a laajte wàllu arthrose xëy na lu koy indi ak xëy na peut-être ndax am na traitement waaw arthrose li koy indi bëri na maanaam ci ki ko am est-ce que bu muy nekk xale la wala bu muy nekk mag parce que am na feebar yoo xam ni day arthrose yoo xam ne dafay dal xale ci bu mu nekkee xale am na yoo xam ne tamit mag bi tamit lay dal mu nekk problème mu mécanique mais li ci am solo rek mooy feebar yoo xam ne la dañu nekk yoo xam ni ay maladie chronique lañ ku ne maladie chronique ne faj bi yombul et loolu nag foofu tamit la njëriñu docteur amee solo pour accompagner malade bi mu xam ni nekkul comme yenn feebar yoo xam ne da ngay faju tey rek nga wér donc il faut que vraiment ñu am benn plan bu nga xam ni ki feebar ak docteur am ñu mun ci déggoo pour ñu mën a suivre ay plan parce que day jël temps dafay jël temps dafay gudd parce que boo ko waxul loolu ci njëlbeen mun na yaakaar ni bu fajoo benn ay bés wala benn weer mu dem alors que noonu faj bu gudd la donc yooyu moom vraiment dafay aajowoo mu rapproché wu ak docteur pour mu am vraiment suivi bu gën ci moom liste bi jeex na docteur balaa ñuy maa ngi jéggalu balaa ñuy ubbaat antenne bi
xam nañu ne foofu la ci Wuhan foofu la foyer ba jógee daanaka ci benn wax lëkkale nañ ko sax ak benn marché boo xamante ne dafay jaayi ay xeeti ndawal am na ay sénégalais itam yoo xamante ne ñu nga ca dëkk ba seen wàllu wér gu yaram ndax yéen a ngi ci amee information ndax xam nañu ne am na benn bataaxal bu jot a génn ci benn organisation bu yëngatu ci wàllu doomu sénégalais yi nekk bitim réew muy Horizon Sans Frontières di wax ne doomu sénégalais yi nekk foofu ñu ngi ñaan wàllu ndax ville boobu dañ ko mettre en quarantaine mooy dañu leen xaw a ber daanaka ndax na fa jàngoro je toll ak dayoom ñooñu le ndax am ngeen ay information ci ñoom ci seen santé itam sénégalais yi loolu moo lay wane ni feebar bee ngi Chine mais dëkk yëpp la intéressé parce que bu ñu nekkul Chine am na suñu ay naataango suñu ay mbokk yu fa nekk et donc ci loolu je pense que la tamit réponse tamit liñ ko waxee woon du nekk réponse boo xam ni santé rek la parce que épidémie buñ koy gérer du nekk wàllu wér-gu-yaram rek am na aspect yu bëri yu ñu jël en charge te fu mu nekk nii je pense que gouvernement bi à travers le ministère des affaires étrangères ñu ngi en tout cas suivre dossier bi de près ñun yooyu xibaar lañ ci am parce que tamit loolu moom mooy gestion épidémie du nekkul ministère de la santé rek moom mooy gérer mais dafa nekk ministère yu bëri yu war a dugg ci gestion dossier bi xam nga loolu booy xool nekkul spécifiquement problème mu santé dafa am yeneen secteur yu mu laaj moo tamit réponse tamit dañuy am benn réponse boo xam ni c'est une réponse multisectorielle bépp xeet ministère boo xam ni yaakaar nañ ni bu ci dugalee loxoom mbir mi gën a yomb da ci war a dugal loxoom gis nañ ne itam génn na Chine mi ngi ci yeneen i dëkk am na yeneen yu ñu lim Japon États-Unis ak ay Singapour ak yooyu lan moo tax muy gaaw wasaaroo noonu waaw am na lu mat juróom-ñaar dëkk yu mu nekk loolee parce que ñi am feebar bi tey maak yow bu ñu nekkee mu am feebar wàll la ko mun nga toog lu mat fukki fan ak ñeent balaa muy feeñ ci yow mooy période d'incubation boobu waaw diggante boobu nag boo jógee Chine dem feneen buñ la xoolee xayma la dañ naan feebaroo mais ñun ci suñu dispositif dafa am lu ñuy wax suivi des contacts parce que loolu dafa am solo moo tax ci renforcement système bu ñuy def képp nga xam ni jóge na yooyu zone même bu ñëwee amul mandarga am nañu obligation topp ko nekkul dañ koy topp de façon comme chaque jour mais au moins établir contact téléphonique di ko laaj saa su ne fu yaramam toll bu rombee yooyu fukki fan ak ñeent alhamdulilah lu am ci diggante bi nag loolu mooy am solo topp boobu dafa war a ñëw teel ci kër docteur ay structures yu ñu koy tettal pour moom ñu faj ko moom ci boppam mu bañ a nekk danger mais tam mu bañ a wàll tamit ñi ko wër donc booy xool dëkk yu bëri ñi fa dugg bi ñuy dugg feebaruñu bi ñu demee ba nekk ci dëkk bi lañu feebar moo tax boobu dispositif def nañ ko en place loolu mooy en tout cas mu ñuy permettre même ay cas bu amee ñu teel ko gis pour faj di gën a mucc ayib. Afrique dégg guñu leen fi benn cas. Afrique officiellement ci surtout OMS amagul cas parce que li ñu doon gis ci réseaux sociaux yi au niveau de dëkk bu ñu amal bu ñu jege lool am na cas mais bu ñu xoolee cas suspect la parce que ba léegi amaguñu confirmation moom mooy li mu wax njortu la wax naa la njortu la parce que dafa niroog feebar yu bëri mais faw laboratoire bi ne moom la pour mu nekk moom ba fa mooy wax ni Afrique amagul cas bu nga xam ni laboratoire confirmé loolu moom leer na moom amul ci sax kon ñu taxaw tuuti ànd ak service commercial balaa ñuy ubbiwaat antenne bi pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valda Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. ñi ngi ànd ak Allo Docteur ànd ak docteur Boly Diop chef division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. waaw soxna Ndeye Khady. waaw.
waaw ci sëñ Moussa Ndiaye marché Gambie. sëñ Moussa Ndiaye marché Gambie ñu ngi lay nuyu Moussa. yaa ngi leen ziar baax a baax. di la jaajëfal alhamdulilah ñu ngi delloo ziar. di la nuyu di nuyu docteur. mi ngi lay fay bu baax. di jaar waa Sud FM yëpp. ñu ngi delloo ziar. waaw comme ku ci génn sànq rek xam naa kàddu yi jaajëfal lay doon. ak kàddu yi ngërëm ci liggéey bi macha allah ñu rafete. jërëjëf. waaw di la jaajëfal rek di la wax ne waa merci ñoom bëgg nañ nga invité leen de. merci chip. waaw bateau américain bi waaw waa américain yooyu noonu ñëwoon Sénégal doon faj. waaw d'accord dinañ ko xool incha allah. waaw dinañ ko xool incha allah jërëjëf Serigne Moussa Ndiaye nekk marché Gambie 33 825 18 30 ñu xool ban zone la ñuy daal di atterrir ak suñu gan jëm ci wàllu coronavirus ak jaaxe vomissement ci xale yi asalaamaaleykum. Serigne bi na nga def. dafa mel ne taxul ñu déggante noonu bu baax ñu ngi ànd ba tey ak suñu gan ànd ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM 19h la ba 20h30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam na ngeen def. ñu ngi sant bu baax sëriñ bi fooy wootee. man maay wootee Kër Massar. d'accord xammee naa. mais nag awma question bu ma posé de. waaw damay woote rek pour remercier la parce que ni comme ni ko kooku waxee rek ni ngay organiser émission yi vraiment c'est excellent sa liggéey moom seet nañ ko. du question sax émission mais émission yi bëri li ngay def vraiment yëpp kontaan na ci boo waree si oto yeeg marché yi da ngay dégg ñuy wax sa tur vraiment ñu ngi lay remercier jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf Kër Massar la doon woote ñu ngi koy sant moom itam ci appel bu mu def 33 825 18 30 ñu xool kan mooy ñëw asalaamaaleykum. mi ngi ci ligne bi allo asalaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. maa ngi sant. fan nga ñuy woowee nii. Pikine. Pikine. Rue 10 ay ci ñu ngi lay déglu. waaw lépp rafet na. comme ni ñëpp wax rek émission bi moom am na solo. dañ ciy jàngee tey. jërëjëf. yàgg nañu ko déglu. merci beaucoup. baax na merci. ay ca coronavirus bi loo ci xam. allo ma ni coronavirus bi loo ci xam. waaw dégg nañ ko nii comme ni ko ñëpp déggee ñu jàngee ko rek mooy que. déglu médecin yi lu ñu wax rek ñu topp seen digal. waaw loolu lañ ci. d'accord jërëjëf ñu ngi woon rue 10 kon Pikine 33 825 18 30 ñu jël kii ci topp su dee mi ngi ci ligne bi ak docteur Boli Diop ministère santé yore division bi toppatoo wàllu surveillance ak riposte ca allo. allo. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi delloo ziar foo ñuy woowee. Grand Dakar. Grand Dakar. maa ngi leen di ziar bu baax di nuyu docteur. mi ngi lay fay bu baax. kii bi sax moom laa doon seetaan ci télé bi coronavirus. waaw. mais man dama ko comprendre. maa ngi dégg ñu ne am na 100 personnes yu gaañ. am na. am na 100 décès daal yoo xam ne amagum na. 100 décès waaw. ñu lay déglu. léegi kon dafa mel ni comme Ebola wala comme yenn genre épidémie la. naka lañ ko mën a moytoo moom laa doon laaj docteur. d'accord. waaw mu gën ñu expliquer daal lan mooy coronavirus. d'accord. merci beaucoup jërëjëf suñu auditeur boobule nekk ba Grand Dakar 33 825 18 30 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw sëriñ bi na nga def. maa ngi sant maa ngi wala fii ca Ndar. Ndar. waaw ay ca ñu ngi lay déglu. loolu maa ngi tudd Bamba laa tudd. Bamba. sëriñ Bamba maa lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. jërëjëf amin amin. di ko ñaanal docteur boobu toog sa wet. allahumma amin. di ko ñaanal waa Sud FM yëpp. amin amin. di ko ñaanal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo la yar yow. jërëjëf nag su ma amee doomu jigéen naa la ko tuddee. d'accord alhamdulilah. merci beaucoup merci d'abord ci turandoo bi jërëjëf 33 825 18 30 ñu xool kan mooy ñëw tey ñu ngi ci wàllu coronavirus ak jaare vomissement ci xale yi asalaamaaleykum. allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. soxna Ndeye Khady. waaw. waaw kañ Ibou Ngone Mbengue. Ibou Ngone Mbengue ñu ngi lay nuyu Ibou Ngone. maa ngi lay fay bu baax a baax di rafetlu émission bi. merci beaucoup. di nuyu sa gan googu nga dara. mi ngi lay fay bu baax. wax dëgg yàlla dañuy rafetlu émission bi rek ndax chaque jour dama koy wax ni allo docteur dina tax nit ku nekk xam ni ngay saytoo sa wàllu wér-gu-yaram. bu ko defee ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi di koy déglu day dalal seen xel ba tax na ñu ngi ñemee dem hôpital léegi. bu ko defee ñuy ziar ñëpp rek ci kontaan. merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf ñu xool kan moo ci topp ginnaaw Ibou Ngone Mbengue doon woote yëmbal. allo allo. allo. allo.
allo. dafa mel ni taxul ñu déggante noonu allo. xëy na ñàkkul dafa taal rajoom wala lu ñu demee mooy tax xëy na peut-être dégg-dégg bi neexul noonu asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. sant yàlla bu wér. fan nga ñuy woowee nii. Jandeer. Jandeer. waaw. d'accord ñu ngi lay déglu. nga def xam nga Jandeer. côté Thiès wala. côté Kayar. côté Kayar région de Thiès la. région de Thiès yoonu Mboro Kayar Bayax xam nga. Bayax waaw da dégg Bayax. waaw man day damay laaj loo xamante ni daal. maa ngi judd 54 nag. waaw. waaye man daal liggéeyu métti daal tous les jours daal affaire kii daal moo may métti lool si biir daal ma toog lu yàgg sax mais oto laay dawal léeg-léeg waaye ma demee Dakar ñëw rek damay soog. ndigg bi métti. waaw ndigg bi daal moom pour ma am jeex daal moom jafe na daal. mosoo ci dem hôpital xanaa. dem naa hôpital fu ne daal waaye bu ñu xool rek daal di jox may ay médicaments wala ordonnance defar waaye daal ñaari daal bu amee fan rek ñu gisaat. waaw engrais suufar laa nag daanaka dawal car rapide bi yàggoon waaye di temps moom dawalatu ko. d'accord dina la si jox orientation incha allah. loolu daal sonal na ma lool daal maa ngi judd 54 nag maa ngi 60 quelques ans. d'accord. ok merci Papa Bal. Papa Bal d'accord. waaw Jandeer. merci beaucoup suñu auditeur boobu doon woote Jandeer 33 825 18 30 suñu amee ñaar wala kenn ñu taxaw daal di tontu ak docteur Poli balaa ñuy ubbiwaat antenne bi su fekkee am na ku yegg si ñi nga ànd ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. kii di honorable la de. Serigne Mor Niang bu Mbacke Bari moom mooy député émission bi. waaw d'accord. xam nga locution bi day am kii. day am député man maa député émission bi de. waaw d'accord. maa ngi lay nuyu di nuyu Serigne bi nga indil foofu. mi ngi lay fay. di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla ñu yàlla dolli jàmm. amiin yaa xam naa man damay joxe toujours contribution rek. pour que nit ñi gën di jege médecin yi te moytu ko garab wala fii. soxna si. gars yi bari bala ñoo dem ci médecin yi rek dañoo jaar ci garab wala bu mënatuñu dootoon indi ci hôpital bi fekk dee nañu ba pare. man maa ko wax maam Mor Niang. ci garab wolof la ñuy wër ba niroog mbër muy simb. bu ñu leen indi ci hôpital bi da nga gis ni ñu leen takk seen xaaw yi bañ egg ci médecin bu leen xool rek bu bëy seen bëri xool xam ne ñi dee nañ lu man ñaari weer door a ñëw loolu nag nañu ko bàyyi ni ko nañu njëkk ci médecin bi ba pare médecin yi dañ koy jàng lu ma 30 ans am bac plus 12 jàng ba seen bopp yi fees dal la ñu door a dem jàng affaire médecine nga njëkk ci moo gën nga ñëw ci garab wala fii dañ lay rey ba pare boo yegg ci hôpital fekk dee nga tubaab bi boo dee ba pare ñoom duñ la laal foofu lañ lay teg nga tege dina bindal ordonnance rek xam nañ ne da ngay noppalu ko duñ ñu ma ci yow dara. kon daal nañu mooy tundiku garabu wolof yi moom mi ngi foofu du ma dégg. gis nga ne gars yi malade yi bari buñ ko indil fekk na jaar nañ ci garabu wolof yi ñuy naan ba seen yaram yi day fees del ba tubaab yi duutuñu ko nangoo la bu dee bitim réew dañuy lànk. kon ñoom tamit ni ñuy njëkk ci tubaab yi buñ dee bu mënatuñu du war a dem seeti seen maam yi jërëjëf. jërëjëf Serigne Mor Niang Mbacke Bari 33 825 18 30. ñu xool ku ci topp ak. coronavirus asalaamaaleykum. allo. 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 waaw. soxna ñi ngi sant bu baax fooy wootee. Parcelles laa wootee. Parcelles. waaw yàgg naa ci ligne bi nag. waaw ñu ngi jéggalu bu baax. ma ne dafa am li may laaj. maanaam saqat feebar bu saqat bi saqatee. waaw. léegi bopp bi métti ci tàng yaram ji tàng. yaram ji tàng. waaw. ak biir bi daaw. loolu laay laaj. kan la dal yow. man la dal bopp bi day métti damay saqat biir bi métti. xam nga yaram ji métti. ma ne ko xaaral après mais ko dem naa docteur nag dem naa hôpital mu pikiir ma bindal ma ordonnance ma jëndee ko. mais léegi xaw naa tane léegi soxat bi daal moo xaw a des yaram ji dafa tane na léegi mais soxat bi moo des. loolu laay laaj. d'accord jërëjëf ak suñu auditeur boobule ñu xool kan mooy ñëw su fekkee amul kenn ñu taxaw daal di bàyyi docteur Poli mu tontu asalaamaaleykum.
maaleykum salaam. soxna si na nga def ça va bien. ça va bien. alhamdulilah. ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf. di toog di nuyu itam docteur boobu toog sa wet di ko ziar. ñu ngi lay fay fooy wootee. Wakaam laay ootee Wakaam Cité Asecna. Cité Asecna d'accord. waaw léegi dañ ko bëggoon laaj rek mu bamtuwaatul ñu. waaw kiiwu virus bi symptômes yi. d'accord. waaw mu bamtuwaat ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam. ñu ngi koy fay waaw d'accord merci beaucoup. kon Assane su fekkee amul ko rëcc ñu taxaw tuuti bàyyi docteur Boli mu daal di tontu ñu ngi sant gërëm kon ñi fi woote ñëpp ñoom Serigne Moussa Ndiaye Ibou Ngone Mbengue ñoom itam ak Kër Massar ki woote Kër Massar Pikine Ridis la ñuy njëkkee. woote gërëm la woon moom itam waaw waaye bi ñu ko laajee nee na dégg na coronavirus rek noonu ci dëkk bi et que ñoom ñi ngi bàyyi xel tam médecin yi li ñu leen di wax rek dinañu ko topp. keneen ki Grand Dakar la woote wax ci waxu coronavirus bi nee na dafa dégg mi ngi toog noonu sax la wax di seetaan télé gis ñu bind ci 100 décès mu nekkoon moom jàpp na ni feebar bi lu demee ni ay Ebola la wala déet lu tax mu dangereux ni bay rey ay nit ak naka la ñuy def ba moytu ko soo ko mënee bamtuwaat. waaw xanaa ñëwaat ci rek. parce que sànq wax nañ ko ci njëlbéenu kàddu. donc ñu boole kook ndaw si woote Asecna. waaw ak symptômes yi ñu boole leen benn yoon. parce que wax nañ ko. wax na 100 décès mais waxul nombre bi am. waaw loolu defe naa fu mu nekk nii romb nañ 9000 cas yi. di wax ni rek tamit 9000 cas Chine la wala Chine ak yeneen dëkk yi. Chine kese waaw. parce que foofu mooy épicentre bi foofu la fu mu nekk nii foofu la jéggee dayoo. di wax ni tamit lii participer wala bokk lii expliquer en partie décès yu bëri yi. waaw bi njëkk moom mooy yéex a ñëw bokk na ci. en tout cas lay mun a expliquer pourquoi décès yi. yéex a dem hôpital yéex a dem hôpital. waaw moo tax booy xool suñu préparation yëpp ñun dañuy def kéemtalaay kàttan ba wax ak askan bi. ba ñu comprendre yan mooy signe ci loolu laay ñëw pour wax ko ni que dama ciy ñëwaat dafa mel ni sibiru mandarga yi presque benn la wala grippe. yaram bi day tàng. waaw mu ànd ak yenn saay sëqët yenn saay nga am jafe-jafe nooyi wala sa put. di metti xam nga loolu bu ñu ko waxee bëri na feebar yu mën a mel noonu. mais dafa am yeneen conditions yu war a tegu pour ñu mën a suspecter coronavirus. déjà ñun rek suñu système de surveillance. waaw am na yenn ay kër docteur boo ñëwee am lii pratiquement dañ lay jël prélever la faj la yóbbu prélèvement ba ci laboratoire ñu analyser ko ñu xool. parce que ñu bëri xamuñu ko mais Sénégal dañuy bokk ci lu ñuy wax réseau mondial. pour surveillance de la grippe donc chaque ayu bés am na prélèvement yu ñuy jël analyse ko xool ban virus mooy grippe mooy circulé parce que aussi virus grippe dañoo bëri. donc yooyu moom mooy mandarga yi lu tax nag coronavirus grave wala bu bees bi nii. mun na indi lu ñuy wax syndrome respiratoire aigu sévère maanaam lu gaaw nit ki yaramam tàng. mu am jafe-jafe nooyi. bu baax a baax ba su amul assistance respiratoire mun na fa jaar ñàkk bakkanam loolu dafa bokk ci li tax feebar bi graaw donc en tout cas mandarga yooyu la. te tamit di incité waat ni vraiment loolu bu amee duñ ne moom la mais war nga rapproché wu maanaam ci kër loo mën a gaaw nga daw loo mën a gaaw daw moom moo gën loolu tamit dañ koy wax saa su ne. ñun saa su ne bu sa yaram tàngee. lu war nga gaaw ba dem kër docteur déjà mu xool déjà fii ñun lu ñu gënoon sonal moom mooy sibiru. boo ñëwee am na lu ñuy def pour ñu wax la sibiru la wala déet bul moom tamit ñu xool te fu mu nekk nii yeneen jàngoro yi. tamit di wax ak am na ku ne. symptômes yi. waaw symptômes yi loolu la. symptômes yi loolu la mais fii dañuy nekk ci contexte épidémie donc loolu il faut tamit dafa am solo ñu koy rappeler. xam nga ay weer yu ñu génn ci ginnaaw boo amoon yu mel nii pour yow c'est normal mu nga bañ sax dem ko docteur. mais ci contexte bi ñu nekk. boo ko amee. nga yokk ci ne yaa ngi nekkoon ci benn dëkk bu ko am. wala ku nekkoon ci dëkk boo ko am ñëw seet si la war nga jël say matuwaay pour ñu en tout cas gën koo gis ci nu mu gën a
ci nu gën teelee tamit ñu bañ a créer psychose loolu rek du moom bañ a tiital tamit nit ñi parce que wax naa ko dama koy bamtuwaat analyse laboratoire rek moo ñu mën a wax ni lii coronavirus la wala leneen la donc loolu tam foog mu am ci foog ñu am solo ci loolu. Papa Bal Diender génn na ci thème bi mettitu ndigg lay wax chauffeur la woon nee na chauffeur car rapide dem na ay hôpital et tout xool mais daal xam naa ne xëy na te mettit yu ba tey mi ngi persister. lan nga koy jox comme conseil bu ñuy xayma mu ngi am juróom-benn fukki at ak juróom-benn. waaw dana def wax na liggéeyam. chauffeur la woon. donc wax na li koy metti li ma koy conseillé moom mooy soit mu gis benn neurologue. wala benn neurochirurgien. li mu décrire nii moom la ñuy wax ñun ci ñu kàllaama lombalgie. nit wolof di ko wax ni méttitu rein. waaw wolof loolu la koy wax. noonu la koy waxee. maintenant nag li ko mën a indi bëri na. mais li ma koy conseillé wow moom sax war na ko remarqué saa su ne bu yëkkatee lu diis wala mu liggéey ci lay métti di ñëw. kon li ñu gën a am njort mooy ni problème bi lombalgie boobu war na dem gis neurologue bi wala neurochirurgien bi tamit ñu topp ko. moom it nekkul feebar bu muy faju léegi wér léegi déedéet. donc dafa laaj suivi dans le temps. pour ñu def ko tamit ay examen xool lan moo nekk ci ginnaaw yax yi pour mun ko faj bu baax. loolu daal laa koy conseillé mu rapproché wu ci neurologue wala neurochirurgien tamit tamu bañ a tam yàkkam bi tamit faj bi. Serigne Mor Niang Mbacké Bari joxe contribution ni nit ku feebar da nga war a njëkki hôpital balaa ngay seet beneen xeetu pàcc wala nga boole leen en tout cas dans tous les cas loolu lay expliqué. waaw parce que loolu dafa am solo li mu wax nii am na solo booy xool maa ngi doon méngale ñi dee ñu bëri ak li ñuy wax recours tardif aux soins. parce que loolu tamit jàngati lañ ko wane. loo gën a teel a ñëw kër docteur. ñu gën a teel a gis sa faj. faj bi gën a mucc ayib. nga gën a am chance nga gën a am chance sa bakkan. ni ma koy waxee tamit garab boo ko maîtriser wul xamoo dosage bi boo ko joxee nit mun na ko indil ay jafe-jafe ci yaramam. c'est la même chose garabu wolof. boo xamul dosage bi maîtriser woo ko tamit boo ko joxee nit tamit dafay am gàllankoor suñu pratique médicale yu bëri xool nañ ñu bëri li ñuy wax insuffisance rénale li ko indi loolu bokk na ci. problème mu xañoo waaw jëfandikoo médicament yu nga xam ni ni nga koy doser maîtriser woo ko wala xamoo noo koy joxe. d'accord parcelle la ñuy mujjee ki am sëqat seek bopp buy metti biir buy daw ak yaram buy metti nee na fatigue la dem na hôpital jox nañ ko traitement et tout mi ngi tane waaye nee na ba tey sëqat si moo des. waaw loolu li mu def am na solo parce que loolu la ñuy laaj ci képp koo xam ne gis na jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaramam mu rapproché wu ci kër docteur yi pour faj nag la ñuy wax rek du benn fan normalement biñ ko xoolee ba jox garab yi war na ko jox rendez-vous ne ko boo fajoo ba am ñetti fan wala ñeenti fan na nga ñëwaat ñu xayma xool bu nekkee ci yoon bu baax bi alhamdulilah dañuy wéyal faj bi bu fekkee ni dañu war a tamit xoolaat joyante faj bi tamit ñu joyante ko mais li ma koy conseillé rek comme nee na mu ngi yëg ay tantan ci yaramam sëqat si moo des mu rapproché wu ci ki ko joxoon yooyu garab pour mu def le suivi. d'accord docteur Boly sànq dégg naa la nga ne ci dispositif bi ngeen teg am na ay bérébu fajukaay yu ngeen xamante ne moom ngeen retenir pour éventuellement ñaanuñu ko yàlla su fi kaa amoon est-ce que mënuñ nga ñu wax un peu yooyu yan lañu. waaw loolu daf may permettre ma ñëw ci globalement ci dispositif bi. parce que dañu nekk ci contexte mu xam ni ñëpp xam nañ ko épidémie am na Chine. donc du ñu toog di nelaw am na lu fi am lu ñuy def de façon normale. comme lii am na dañu war a gën a renforcer li fi nekkoon. loolu moo tax ñu def lu ñuy wax activer lu ñuy wax comité national de gestion des épidémies. altine bu nekk midi
ministère bi ñëpp ñu séq riposte bi dañuy toog waxtaan xayma jéego ñu def ci loolu nag dañ ne li njëkk mooy ñu renforcer li fi nekk ci surveillance bépp fu ñu yaakaar ni feebar mën na fa jaaree ñu renforcer ko loolu moo tax booy xool dem nañ ci tey aéroport international Blaise Diagne def lu ñuy wax revue dispositif bi pour xool joint yi fa nekkoon alhamdulilah fu mu nekk nii aéroport pare na cas bu ku ñëw en tout cas mun nañ ko xool def li ci war pour mu dugg ci réew mi. lan ngeen fa teg comme ci comment ça va se passer par exemple vol bi su xasee ba egsi rek lan ngeen di. déjà li fa nekkoon. mu ngi foon pour surveillance li ñu yokk mooy fu mu nekk nii dafa installé ay muy wax caméra thermique. loolu tamit dafa am solo booy def surveillance waroo gàllankoor activité nit ñi. dañu war a def seen li ñu koy defee normalement. mais ñun jumtukaay yi ñuy teg foofu nañu permettre képp koo xam ne yaram tàng na ñu mun ko xàmmee gis ko wax ak moom génnee ko te kenn du ko yëg loolu fu mu nekk nii mucc na ayib lu mel noonu tamit la ñuy def port parce que bu ñu ne port d'entrée dafa nekk aéroport nekk port tamit nekk tamit tali yi. tali yi moom foo dem ci Sénégal am na kër docteur. donc yooyu tamit dañu mettre en contribution docteurs yi fa nekk pour tamit ñu gën a ubbi seen bët pour bu amee par exemple dañuy wax mun nga jóge Chine. ñëw Sénégal te doo wàcc AIBD. mun nga wàcc ci dëkk ñu wër duggaat oto loolu tamit bokk na tamit li ñu renforcer ci dispositif yi. yemuñu foofu ñu ne dañ koy def pour ñu teel a gis ni mais bu ñu gisee bu amee ay cas ci loolu tamit lay tontu. dañoo choisir ay hôpitaux. ñu ne tamit war nañ ñëwal foofu lépp lu nga xam ni xeetu faju la tamit kii nekk di toppatoo wàllu feebar bi ci ministère dem na def revue de troupe au niveau de l'hôpital de Fann. service des maladies infectieuses dañ ko ciblé foofu. principal tamit bokk na ci hôpital yi ñu ciblé. tamit hôpital ex-CTO hôpital général maintenant Idrissa Pouye bokk na ci ak tamit hôpital Dantec. yooyu la ñu jël choisir pour que bu ñu amee ay cas ñu mun leen fa réguler yóbbu leen pour seen prise en charge. boole kook nag def ay bataaxal pour rappeler waat parce que dañuy nekk ci contexte bu particulier rappeler waat bépp fajkat bu nekk Sénégal lan mooy coronavirus. lan mooy mandarga yi bu ñu amee benn cas bu ñu yaakaar naka la ñuy def ba cas boobu ñu mun ko jël en charge loolu yëpp def nañ ko ay en tout cas fàttali pour que en tout cas dëkk bi préparé wu. loolu tamit je pense que communication tamit ñu ngi koy def pour jéem a xamal askan bi luy feebar bi tam bañ leen tamit tiital loolu tamit dafa am solo. ñu xam feebar bi xam nuñ ci fagandikoo te tamit duñu tiit. parce que bu tiit amee rek lu ñuy def maanaam du baax. moo tax ñu vraiment profiter ci antenne bi pour appeler à la population ñu ak am sérénité xam ni bu ñuy feebar bu ñuy xeex ak feebar buy wàlle il faut que nga ànd ak dal pour mun ko xeex. yooyu tamit ci ni tamit tëral au niveau du comité des épidémies benn commission boo xam ni lépp luy yore sensibilisation élaborer ay messages. loolu tamit mu ngi ci te xam naa tamit naa leen sas pour que ñu xool ban kàddu wolof bu gën a jege bu ñu mën a tamit parce que loolu tamit dafa am solo pour ñu mën a retrouver wu ci biir bu ñu mënee am benn en tout cas baat bu méngoog ci li defe naa tamit dina ci am solo. loolu daal la ñu def pour le moment. parce que dëkk bu amagul feebar bi. ni muy préparé woo bokkul ak dëkk bi am feebar. moo tax ñun suñu fartu yëpp lu bëri dañ koy def ci maanaam vraiment reconnaître et tamit duñu xaar parce que wax naa la ko sànq ci njëlbeen. dëkk yi mu dem yëpp ñi fay dugg bu ñuy dugg feebaruñu. loolu mooy xaw nekk gravité bi. waaw moo tax képp kuy dugg bu ñuy defee benn enquête bu ndaw xam ni ci boobu zone nga dëkk am nañ ñun benn dispositif de suivi bu ñuy permettre ñu suivre le diiru
ay lu mat ñaari ay bés depuis. bi nga nekkee dañuy contact ba ñu wóor ni amuloo jafe-jafe ñu toll la bàyyi. ci ñi fi jot a duggagum ak léegi ak par exemple ñi nga xamante ne dañuy wàcc fraîchement nii à l'aéroport est-ce que amagul kenn koo xamante ne xaw na ko niru mandarga donte sax xëy na cas suspect lay nekk te mujjul confirmé wu. waaw def nañu signalement benn cas ñu topp ko waxtaan ak moom mais bi ñu defee xayma bi bi mu fi ñëwee ak ba léegi romb na yooyu ay bés donc fu mu nekk nii doomu Sénégal la jóge Chine jaar yeneen aéroport loolu moom moo ci garaaw parce que amuñu vol direct buy jóge Chine ñëw day jaar ci yeneen aéroport mais bu ñu ñëwee en tout cas xool nañ xayma nañ amul jafe-jafe tamit loolu lañu boobu tamit dispositif lañu teg ba képp kuy dugg en tout cas boo jógee ci yooyu zone daal ñu mun la tracer pour jéem en tout cas li mu gën a gaaw bu amee cas ñu mun ko isoler pour faj ko mu nekk lu gën ci moom nekk lu gën ci askan wi ñu xool encore ligne bi ndax amul ñu fa nekk ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay ziar ñu ngi delloo ziar bu baax fooy wootee. maa ngi wootee Thiès. waaw ay ca ñu ngi lay déglu. léegi man dama bëggoon laaj docteur nag man toujours sama biir moom day daw rek bu nekkul di daw daal xamal ne damaa seere. te loolu encore dafa ànd ak ma am soj boo xamante ni mun naa wax ne ça fait des années muy nangul wér quoi. soj. waaw benn soj waaw. soj bi des fois mu rax grippe mais soj bi moom dafa kii ci man léegi dafa chronique léegi ci man. waaw en même temps tamit su ma yeewoo par fajar damay sentir ne su ma xàqandikoo nga baal ma ci wolof bi mais damay gis lu may tëfli ay deret da ci am daal affaire yooyu. mosuloo ci dem hôpital. kay dinaa dem hôpital des fois mu dem ñu bindal ma ay garab ma kii ak affaire yooyu mais trouvé wuñ ko kii ma bëggoon ko laajte ban dépistage laa mën a def pour xam réellement ban feebar laa am man. d'accord dina la si wax lu mu xalaat incha allah. d'accord Ndeye Khady en tout cas maa ngi rafetlu sa liggéey bu baax. merci beaucoup comme kii dugg sànq nu ko kii xam naa ne waxtu bi dafa xaw a xat loolu moo tax du ma guddal. waaw jërëjëf sëriñ bi jërëjëf waaw jërëjëf. merci beaucoup Thiès la doon wootee 33 825 18 30 ñu xool ki ci topp kan la asalaamaaleykum. waaleykum salaam Ndeye Khady. waaw sëriñ bi. Mohamed Thiam. Mohamed Thiam waaw. waaw pour docteur ak l'ordre des médecins ak télévision yeeg rajo yëpp ñu insiste ci précaution yi. nit ñi nañu faral di yore mouchoir. ku ci soj booy tisooli nga tisooli ci biir mouchoir. boo ñibbee sa kër nga raxas sa loxo ba mu set doog a nuyu sa njaboot. waaw précaution d'hygiène daal ak jigéen ñi nàmpal nee nañ leen seen doom nañ leen nàmpal ba 6 mois bu ñu leen jox ndoxu ordinaire bi bu ñu leen jox ci loolu pour problème biir yi daw yëg yooyu la. waaw d'accord précaution yi daal laa bëgg ñu ainsi télévision yi loolu moo waroon nekk seen rôle principal. daa ñuy dawal benn série wala yooyu war ñu dawal série ba ci digg bi ñu yee nit ñi doog a continuer série bi. d'accord. waaw loolu daal laa doon ñaan macha allah. merci beaucoup Mohamed jërëjëf ci sensibilisation bi 33 825 18 30 ñu xool ku ñëw asalaamaaleykum. maa ngi wootee fii à Pikine. Pikine d'accord. waaw léegi xam naa moom émission bi dafa raw lu bëri mode de contamination bi ak complication yi laa bëggoon xam. d'accord. mode de contamination ak complication yi d'accord. jërëjëf ñu jóge Pikine xool ban destination la ñuy am ànd ak docteur Boly Diop chef division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ñuy wax ci coronavirus ak diarrhée vomissement ci xale yi asalaamaaleykum. ñu ngi sant bu baax sëriñ bi. dégguñu la bu baax de dafa mel ni da nga taal sa rajo xaw a sori itam sa appareil bi ngay wootee soo ko mënee fay. déggante wuñu de Alioune Badara Socé. waaw merci beaucoup. d'accord jërëjëf. amiin. jëndal naa ko ay garab tout ça mais par affaire bi guddi rek la koy jënd guddi rek et
d'accord dina la ci wax lu mu xam incha allah waaw jàpp nañu laaj bi defe naa jërëjëf dégg-dégg bi neexul woon noonu waaye jot nañu ci jàpp li mu bëgg a laajte asalaamaaleykum 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique moo leen di may seen émission allo docteur 19h ba 20h30 tey ñu ngi ci coronavirus ak jaaxle vomissement ci xale yi ana yan matuwaay la ci ministère santé jël ñu ngi ànd ak docteur Boli Diop di chef division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ak action sociale ñu ànd kon ak ñi fi jot a laajteegum daal di tontu su fekkee am na ku nekk ci ligne bi Alioune Badara Socé ñu dem kon ak tontu yi fi jot a ñëw di ay laaj wala yegg si na asalaamaaleykum allo. waaw asalaamaaleykum. waaw sëriñ bi na nga def. sant yàlla. baal ñu nga fay sa rajo wala nga wàññi ko bu baax ndax ñu mën a. waaw fay naa ko déggante waaw loo bëggoon laajte. maa ngi lay woowee Mbour. waaw. di la gërëm di la sant di ñaan yàlla na yàgg taxawaay bi. amiin amiin. yaa ngi liggéey bu rafet yàlla na yàlla fay la ngeen di fay àdduna ak àllaaxira. allahumma amiin. bu loolu weesoo maa ngi laaj docteur dama am sama benn doom. bu amee 11 ans ren. waaw. mais day saqal guddi lu bëree bëri. mais bëccëg bi dara du ko dal moom daal bëccëg bi sant dara mais bu guddi jotee daal day saqal metti. d'accord léegi nag am na benn sirop bu ñu bindaloon bu ma jëloon ko. tane woon na mais sirop boobu laa amaatagul fi mu nekk nii ma doon laaj ba xam ndax saqal soosu parce que dafa yàgg ci moom te day mees rek. day jeex d'accord. waaw mais am na 11 ans léegi nag loolu depuis mu juddoo ba léegi la. d'accord parce que bu fekkoon ne si ñu tuberculose naa ko xam ndax man mas na ma arrivé ndax xam naa si tuberculose mais jàpp naa du moom daal nga baal ma ak docteur nu ma tontu incha allah. est-ce que jël na garabu saan. déedéet. waaw li ëpp solo xale buy sëqat guddi gi. waaw. dañuy xool est-ce que du saan moo koy indi. waaw loolu am na solo parce que yenn saay guddi gi lay saan yi di jóge ci biir bi di yéegaat bu ñuy yéeg nag la ñuy ñëw fu muy noyyi loolu mooy indi sëqat yi moo tax yooyu bu amee li ñuy njëkk wax est-ce que xale bi jël na garabu saan. déedéet amul jëlu ko. waaw na jël garabu saan xool bu fekkee talewul mu dem xooli docteur. waaw baax na jërëjëf. waaw. jërëjëf xanaa tonton dañ koy boole ak ki woote woon moom itam te ni ki am moins d'1 an doomam bi ko am di sëqat ak di soj souvent ci guddi gi ñoom ñaar ngay boole tontu bi wala. waaw kooku dafa ne doom ji dafa soj. bu yàgg. di sëqat te souvent guddi gi la. loolu tamit moom it dina jéem a xool bu fekkee lu saan. mais li ëpp solo tamit mooy ñu jéem a xool docteur parce que mbir mi bu fekkee dafay nekk di yàgg rek. jar na nga seeti docteur pour xool. d'accord pour xool lan la. Pikine la woote nee na contamination bi soo leen ko mënee fàttaliwaat ak complication yi mën a jógee ci coronavirus lan lay doon. waaw mode de contamination bi wax nañ ko li njëkk moom mooy fi muy njëkk jóge lu ñuy wax zoonose la day jóge ci mala ñëw ci nit loolu wax nañ ko. tamit bu nekk ci nit tamit mun na nekk nit ak nit te mu ngi jaaree ci ngelaw maanaam nit bu amee feebar bi. sëqat mun na ko wàll ñi mu dendal. moo tax ci mesure de précaution yi ñuy wax di ci insister ku am feebaru sëqat buy sëqat. mu mun a jëfandikoo mouchoir te ko ci kanamu gémmiñam buy sëqat. wala ci buy sëqat mu jël conc bi n'est-ce pas ànd ak yére mu sëqat ci biir pour que doomu jàngoro yi bañ a mun a tasaaroo. d'accord loolu daal moom mooy mode de contamination yi ñu xamagum. complication yi bëri na li bi njëkk ci wax moom mooy détresse respiratoire bi. loolu complication la mais tamit feebar yenn saa yi doomu jàngoro bi mun na jàpp tam yeneen cër yi. xam nga rein mooy nit sa rein bu amee jafe-jafe. mun na am problème loolu tamit bokk na ci complication yi ñuy wax insuffisance rénale. tam bokk na tamit ci complication yi yenn saay doomu jàngoro bi attaqué tamit res bi.
wala yenn médicaments joxe attaque loolu tamit dafa bokk ci complication yu ñuy wax insuffisance hépatocellulaire dafa bokk tamit ci complications yi mun tamit complications yi dem ba coma loolu yëpp bokk na ci complications yi moo tax ñuy insister bu baax a baax mu am solo ci teel a jóg faju waaw vraiment loolu bu ñuy am message bu ñuy lancé di ko lancé waat mooy ginnaaw bu ñu tegee système bu nga xam ni dina permettre ñu teel a gis te loolu ñaan ñu ko mu am ka au moins ñu teel ko jël faj ko ba mun a mu am chance génn ci mbir mi donc faj bi lu mu gën a teel rek mu gën a baax chance am wér mu am gën a baax. Thiès la woote woon nee na moom su biiram dawul rek dafay serré en permanence boole ci ak sëqat bu chronique sax la wax dafa yàgg ci moom bu xaartandikoo dafay tufli deret moom nee na bëgg na xam lan moo ko dal ak itam lan la wax def. waaw li mu boole bëri na mais bu ñu déggee bu baax explication nee na biir bu daw daf ko yàpp. waaw loolu mun na dugg ci li ñuy wax les troubles fonctionnels intestinaux. loolu la mun nañ li gën a am solo comme yàgg na ak mu booleek soj bu yàgg. waaw te booy xool nee na bu xëyee xaxandiku. yenn saa yi mu am deret loolu le plus souvent lu ñuy wax ay sinusite daf koy joxe. donc aussi tamit mu rapproché wu. ci ñi nga xam ne ñooy ñu mën nañu wax les ORL. tamit dina ci am solo pour ñu def un suivi. waaw bu xaxandiku bu am lu am deret rek war na la jógloo. parce que deret waaw vraiment li ma koy conseillé daal moom mooy mu rapproché wu ci. ORL yi pour ñu xool bu baax loolu. mais tamit yombul xam nga nee na biir bi tam day daw yenn donc. mu en tout cas na rapproché wu ci vraiment médecin yi. pour ñu jël ko en charge moom moo gën parce que difficile tamit ngay def consultation nii à distance. am na laaj yu bëri yoo xam ne da nga koy laaj pour mun a circonscrire feebar bi. waaw Mouhamed Thiam contribution la defoon ci précaution yi nee na ñuy raxas suñu loxo yore mouchoir booy sëqat jigéen ñi nàmpal itam ñu nàmpal nu mu gëne ci juróom-benn weer yi bañ ci rax dara ndax loolu itam bokk na ci li nga xamante ne mën na fàggu biir bu daw ak li nga xamante ne moom mooy wàccu bi ñu ngi koy remercier kon ci sensibilisation boobu. vraiment ñu ngi gërëm Mouhamed Thiam parce que li mu fi wax yépp ay message de sensibilisation loolu am na solo. moom gëm naa ni vraiment message bi jàll na bu baax. comprendre na ko et loolu lañ bëggoon. c'est-à-dire bu ñu waxtaanee ak askan bi buñ fi jógee yu bëri en tout cas message clé yi ñu jàpp ko mu jàll vraiment ñu ngi koy remercier bu baax a baax. di ko gërëm moom Mouhamed Thiam. su fekkee am na ku nekk ci ligne bi balaa ñu yeewi docteur Boli asalaamaaleykum. waaleykum salaam na ngeen def. ñu ngi sant bu baax sëriñ bi fooy wootee. j'appelle de Guédiawaye. Guédiawaye. waaw man nag dama am benn maladie bu chronique. mooy problème de dermatologie wala moo koy wax ndoxu siti. bon vraiment depuis mun naa wax depuis 2007 ba léegi dem ko am quoi. sonal na ma trop d'une part aussi j'ai des problèmes de calcul rénaux. des calculs rénaux bon su ma naanee calmement daal day tane quoi. mais je sens que toujours des fois damay am des douleurs au derrière quoi ci côté ndigg bi quoi. bon léegi nag je l'avais opéré en 2016 par laser. mais je crois que jusqu'à présent ça reste. bon man nag opération bi nag bon dañ ma ne il faut que ma y a des gens qui me disent il faut que ma defaat ko par laser léegi nag dama doon ñaan afin dama doon laaj docteur bi qu'est-ce qu'il en pense et surtout temps yi et surtout nag la nuit là je sens que j'ai des douleurs au niveau du dos quoi ginnaaw quoi. d'accord. waaw loolu moo doon sama contribution. dina la ci wax lu mu xalaat ñaari maladie yi daal ñoo ma sonal. d'accord. dermatologie bi ak. calcul yi d'accord. merci beaucoup Guédiawaye la doon woote suñu amaatee kenn xam naa ñu ngi jéggalu ci ñeneen ñi des ci ligne bi ndax waxtu bi romb nañu ko benn moo ñuy dese xam naa asalaamaaleykum. waaleykum salaam allo sëriñ bi na nga def. ñu ngi sant bu baax. foo ñuy woowee.
ñu ngi wootee Dakar. Dakar. waaw loo bëggoon laaj docteur ci wàllu thème bi tey. xam naa kay dama woon def benn contribution. mais nag dina xaw a doy waar. ci coronavirus loo xam naa ñu bari ñu ko comprendre nag. waaw. xam nga temps yi passé yëpp boo demee au Moyen-Orient. les musulmans ñu ngi ñaan. parce que en Chine dañu jël les Ouïghours xam ne c'est des citoyens chinois. seen seul péché mooy dañu nekk des musulmans. ñu leen di méttatal di leen torturer. lu nekk ñu ne ko def dëkk yi foo toll ay weeru ñu ne ñu ngi ñaan mais yal na yàlla dimbali sutural ñu ba chinois yi libéré Ouïghours yi. on le fait manger du porc par force on le fait boire du vin par force temps yi yëpp ñu ngi koy wax. léegi nag xam nga yàlla bi mu yebale yonent yàlla Moussa en Égypte pour mu libérer le peuple Israël ci pharaon daf ko envoyé les 7 plaies d'Égypte juróom-ñaari musiba naaru laay la ko yebal pharaon doon plier waaye gën chinois yi leen dal ni man dama yaakaar ne c'est pas une dimension scientifique ak yooyu musiba bu yàlla daan na seen xaw la te xam am naa yàlla rek ne ñi nga xam ne si yoon nekku ci xëy na dañ ci mucc dañ naan ay yemul ci bopp borom xëy na waaye man loolu mooy sama gis-gis. fan yëpp dañ xam ne déggu leen ko mais ñaa ngi ñaan yu métte parce que boo gisee Ouïghours yi lañ leen di def yàlla xam na ko ay weer a ngi nii kenn waxul lu nekk lañ leen def te c'est des musulmans yoo xam ne defuñu kenn dara le seul péché c'est qu'ils parlent turc et ils sont des musulmans waaye nag fléau bi ñu nii man yaakaar ne c'est pas un fléau scientifique gars yi mën ci dara njëboon scientifique science mënu ci dara yàlla moo koy yebal kon nag nañu mu ngi noonu daal xam naa bu ñu leen libéré nag mën na am yàlla def tawfeex. loolu mooy sama conclusion nga baal ma ndey xadi nag. jërëjëf jéggal nañ la ko merci beaucoup kon ñi ci ligne bi ñeneen ñi ngi jéggalu parce que waxtu bi dafa daal di jot docteur Bouly ki wax léegi ci ndoxum siti bi ak ki fi génne léegi def analyse am ci épidémie bi ni mu feeñee Chine. ci wàllu ki waxee Géejawaay wax ni am na feebar bu chronique bu ko topp lu mel ni ndoxum siti. waaw xam nga ndoxum siti feebaru der la boo nga xam ni ñun dañ ciy dugal lépp. je pense que am na li ko dermatologam wax feebar parce que boo expliqué woon naka la demee mun nañ xam ban feebar la mais du ñu wax ñun lépp ndoxu siti la dermatologie war nañu xam ban olof mooy jàpp ne lépp ndoxu siti la waaw mais nag boo gis bu nekk am na tur buñ koy tuddee ci problème calcul rénaux yi moom dafa war a naan lu bëri parce que loolu ñàkk naan bi tamit mooy tamit favoriser survenue de calcul donc war nay naan lu bëri tamit li ma koy tamit conseil xam nga booy xool li mu boole bëri na effectivement vraiment moom it war na topp parce que nee sax mus na opérer ak laser waaw donc li ma koy ñaan daal moom mooy mu topp suivi topp visite yi ndax dafa war a defaat opération loolu moo ci am solo parce que même bu ñu defar opération dañ koy évaluer duñ jóg rek def opération dañu am ay rajo yu ñu ko laaj ay analyse yu ñu ko laaj pour def ko mais li ëpp solo daal mooy wax naa ko feebar boo xam ne dafa chronique il faut benn plan yow ak sa docteur pour ngeen mën a en tout cas am ay résultats yu baax ki nag mujj moom wax opinion la wax donc dañ koy bàyyi ak loolu analyse am la ku nekk am na nu muy analyser mbir donc dañuy respecter en tout cas analyse am. d'accord recommandation ci balaa ñuy tàggoog auditeurs yi ci jàngoro ji. yi may joxe rek comme recommandation mooy surtout di insister ci askan bi pour ñu gën a sàmmonteeg li ñuy wax les mesures standards de prévention et duñ ko wax assez mooy vraiment gën a ñoŋal ni ñu nekkee maanaam loxo yi bu ñu koy raxas mu set ak au moment la ñuy wax critique bu ñu génnee ba kër gi ba duggaat balaa ñuy lekk bu ñu dugg toilette ba génn fu mu nekk nii feebar boo xam ni la dafay tas ci ngelaw bi képp kuy sëqat vraiment mu jël ay matukaayam pour bañ a tas doomu jàngoro yi fu muy sëqatee maanaam am mouchoir pour sëqat ci mouchoir bi te tamit bu sëqatee ci tam mouchoir bi ba tamit bu mu ko sànni et vraiment may jàpp li sëñ Thiam bu Mbour wax bu ñu mën am tamit ki télé yi vraiment ñuy jàll yooyu message au moment yoo xam ne c'est de forte affluence pour que loolu tamit dafa war a bokk ci sensibilisation bi parce que luy sensibilisation fàttali rek nit day fàtte donc saa su ne bu ñu koy fàttali je pense que waaw mun na vraiment jël
les mesures de précaution loolu dafay wàññi dëggantaan impact jàngoro ji. d'accord docteur Boly Diop ñu ngi lay gërëm di la sant. vraiment remercier soxna Ndeye Khary di wax ci turu en tout cas ministère de la santé di wax ni émission bi yaakaar nañu en tout cas message yi ñu bëggoon jàllale na di ñaan askan bi daal ñoom it ñu jël seen matuwaay pour jéem a def le tout ba feebar bi en tout cas romb Sénégal. jërëjëf kon docteur Boly Diop la ñu àndaloon tey mu di chef division surveillance ak riposte ci ministère de la santé ak action sociale ñu ngi doon wax ci wàllu coronavirus ak wàllu biir bu daw ak wàccu ci xale yi ñu ngi ànd ak Alioune Badara Socé ak Assane Thioune ci wàllu technique bi di leen jox rendez-vous kon mardi prochain waaye émission bi mën ngeen ko dégluwaat incha allah dimanche dinañ leen ko rediffuser su brève 15 heures yi jeexee ñu ngi leen di sant di leen gërëm.